La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3. auditeur u iRadio dal leen ak jàmm ci seen émission pencum ndaw ñi comme niñ koy defee àllarba bu jot tey ñu fas yéene waxtaanee entrepreneuriat ànd ci ak Fabore Cissé mi nga xam ni moo taxawal kër gi di Media Pro Africa. Fabore nuyu naa la. fay naa la Seyna Aba Gueye di la jaajëfal ci invitation bi nga may ma tuuti rek ma profiter ci occasion bi massaw waa Sénégal ci perte bi nga xamante ne am nañ ko ci ki nga xamante ne moo di Momar Seyni Ndiaye ñu gën ko xam ci journaliste boo xamante ne baaxoo na ci analyse politique boo xamante ne bu ci waxee nit noo mënti def da ci bàyyi xel. di nuyu tamit Serigne Saliou Ndiaye bi nga xam ni mooy administrateur Mobi Company. waaw ñoo ngi lay fay Seydina Bagay di nuyu suñuy auditeur ak téléspectateur ITV di nuyu sama naataango bi Fabore di tamit joxe sunu njaal comme ni mu ko defee léegi di ñaan yàlla jàmm yàgg Sénégal. comme ni ko Fabore waxee dafa am tiis goo xam ne dafa dal ci taskatu xibaar yi sànq muy génnub àdduna Momar Seyni Ndiaye ñu bëri ci ay taskatu xibaar jaar nañ ci ay loxoom mu formé leen ñeneen tamit ay analyse am ci média yi permettre na leen ñu am lu gën a leer ci actualité wala ci leneen loo xam ne dafa jëm ci lu ñu war a xam ñu ciy profité di ko jox njaalu groupe E-Media di ko jox njaalu bépp taskatu xibaar ak bépp étudiant boo xam ne formé na leen ginnaaw loolu ñu jublu ci waxtaan bi ndax tey comme ni mu ko waxee entrepreneuriat la ñuy waxtaanee entrepreneuriat nag léegi ndaw ñu bëri ci li ñuy jublu ndax liggéey dafa yombatul wala entrepreneuriat moo leen gënal loolu la ñu bëgg a xam moo tax ñu dalal Fabore Cissé ak kii di Serigne Saliou Ndiaye ñu tàmbalee ci Serigne Saliou Ndiaye. yow lan mooy sa liggéey Mobi Sénégal lan lay def balaa ñuy ñëw ci lan moo la dugal ci entrepreneuriat. waaw Mobi Sénégal comme niñ ko waxee léegi Mobi Compagnie Sénégal dañuy yëngu ci ay pàcc yu ci mel ni marketing opérationnel et digital bi nga xamante ni moom mooy sama domaine de compétence dañuy yëngu aussi ci wàllu restauration ak ci wàllu produit alimentaire daanaka ñett yooyu nañu gën a wéyale si ni ñuy gën a dox nag ñoo ngi ko tàmbali depuis 2013 xam nga ku xool suñu kanam yi xam ni ay ndaw nañ maa ngi am 28 ans donc 2013 nañu teg lu formel waaye mën naa ne ëpp na 2013 ndax su ma fàttalikoo jamono yi 2007 2008 maa ngi woon ci entrepreneuriat ndax maa ngi doon jàngee benn collège de la place bu nga xamante ni daanaka ñëpp xam nañ ko école Saldia professeur yeeg administration bi ñu si bëri si ñoom ñoo ngi may seetaan ñu ngi may dégg dama leen doon jaay ay parfum temps yooyu benn collection bu bees moo génnoon. donc jamono yi maa ngi def 3e seconde. entrepreneuriat yaakaar naa ne lu ma amoon yéenay def la lu ma yàggoon bëgg def la. ginnaaw loolu ñu jël mbéyam question bi jox ko kii di Fabore Cissé Fabore yow Media Pro Africa ci lan lay yëngu. waaw Media Pro Africa dafa nekk cabinet de conseil ak d'étude ak d'assistance boo xamante ne mu ngi yëngu ci domaine communication ak lépp li nga xamante ne mooy gestion d'entreprise. parce que man boo jàppee je suis comptable et auditeur de formation mais je suis aussi passionné par la communication. Et c'est ce qui m'a permis de faire la formation digitale en communication et maa ngi bëgg def d'ailleurs benn master en communication fële ci CESTI. alors ñun Media Pro Africa li ko tënk tax koo jóg mu jëm ci communication institutionnelle ak li ko wër lépp ba ci impression support de communication yeneen ak objet publicitaire rek yeneen yi ko wër lépp ba ci audiovisuel ak presse loolu noonu yëpp dafa jugee ci nga formé wu d'abord ba pare apprendre ci milieu professionnel bi ndax tey jii entreprendre du loo xamante ne da ngay xëy rek def ko ñun Sénégal fii nii boo seetloo le problème qu'on a c'est que nit ku nekk dafay bëgg a jug ne damay entreprendre mais le problème moom mooy après suivi bi ngay am naka ngay téye sa entreprise man nag yàlla dafa maa suturaal ba xëy na j'ai été formé ci nu ñuy téye entreprise looloo ma tax ma mën taxawal ba heure bii entreprise boobu di Media Pro Africa. am wax nga ko ci say kàddu muy lu am solo du sa formation mais après da nga cee dugg yow bi nga gënee nekk ndaw lan nga bëggoon def ak lan moo tax nga dugg ci métier bi est-ce que gisoon nga ci sa bopp. ah ba muy gën a nekk ndaw nag et je pense que tous les enfants ont eu à avoir ce rêve c'est d'être médecin ba ma gënee nekk ndaw médecin laa bëggoon nekk mais nga dem ba ci biir
sama famille pratiquement ay commerçant lañ ay comptable lañ sama famille maternelle ñoom ñooy ay diplomate ak yu demee noonu donc ba ma demee ba ci biir tamit ak yenn fréquentation yu bëri loolu moo ma poussé à ce que ma dugg ci communication te communication dafa yaatu parce que comptabilité sax dafa bokk ci li ñu woowee la communication de l'information donc communication information la ba tey jii nii sax acte uniforme bi nga xamante ne OHADA teg nañ ko muy acte uniforme bu bees muy tudd acte relatif au droit commercial et en l'information financière donc communication financière moom mooy information financière. mais wax nga ko sa formation ci gestion la demee yow sa bi nga nekkee xale médecin nga bëggoon nekk mais après lan moo tax nga dugg ci gestion ak ban transition nga jugee ci gestion ñëw ci communication. non en fait y a pas trop de transition parce que tout est lié ci sama côté. En tout cas tout est lié parce que ñun bi ñuy def formation en comptabilité par exemple c'était un tronc commun en fait tronc commun boobu noonu dafa am marketing dafa am management dafa am kii et boo seetloo après loolu noonu yëpp ci lan la jëm. ci aspect commercial bi nga xamante ne moom mooy wax naka ngay def yow ba rehausser sa chiffre d'affaires naka ngay def ba sa activité yéeg donc ci loolu la jugee et loolu noonu yëpp boo xoolee la ko tënk c'est du marketing et de la communication loolu moo ma pousse ci aller faire des recherches jusqu'à m'engager dans une formation digitale pour la communication am ay référencement SWOT ay certificats digitaux ay référencement SWOT donc ay référencement PESTEL ak yeneen yu demee noonu yi nga xamante ne moom may permettre aujourd'hui que ma mën exercer d'une part ce métier de communicant là. bu ñu ñëw ci Serigne Saliou Ndiaye Serigne Saliou yow bi nga gën a féete ndaw ana lan nga bëggoon def ak lan moo tax nga teggi yoon boobu ñëw ci entrepreneuriat. waaw man de ba ma gënee nekk ndaw yàlla dafa defoon commandant camp Thiaroye dencoon sama magu yaay yàlla na ko yàlla yërëm ci batalo Joola la des. loolu noonu moom doon poussé saa yu ñëwee kër ga ak tenuem yooyu ma amoon yéene nekk ci armée yéene boobu laa amoon waaye yéene boobu mën naa ne yéene xale la ndax après ndeysaan comme jóge na fi peut-être loolu mujj ma accompagner ni ñuy gën di dem ma gën di njott ni man su dara du dara taaw laa teyit sama papa nekk ci wàllu entrepreneuriat yor entreprise boppam nekk ci BTP bi depuis au moins 30 ans donc loolu noonu da lay gën a motiver ne la yow tamit da nga war a am sa yëfu bopp. donc avant tout motivation la balaa volonté di ñëw est-ce que am na lu la motiver suñ la motiver ba pare yaakaar naa ni nag volonté mooy taxaw et volonté boobu noonu moo ma permettre tey jii dafa am loo xam te nag dafa maa yàgg neex muy wàllu négociation nan la ñuy fexee ba nit kii nii comme ni ñu koy waxee ci baatu wolof bi mbaraan naxanteeg moom ba am li nga bëgg. nan nañ ciy doxee. te loolu yëpp soo xoolee marketing moo ko laal sama naataangoo bi moo ngi koy wax léegi lépp daanaka marketing la ndax duma leen ko jàngal dañuy faral di wax la politique des 4P. loolu fii daanaka ci Sénégal gii la wala Afrique sax ci la yem. yeneen dëkk yi weesu nañ foofu ñu ngi ci 6P jamono yi. parce que suñ demee bay dugg ci ay processus dugg ci personnelu entreprise bi donc dafay nekk benn démembrement bi nga xamante ni ci entreprise bi dafay transversal lépp lay laal il faut que nga am loo xam ci comptabilité am loo xam ci wàllu ressources humaines ainsi de suite donc grosso modo njott naa ni loolu su ma fàttalikoo loolu yéene googu noonu yéene taxawal mbir yéene am compagnie wax lépp yéene la rek da nga ciy dox ci ak fulla ak fayda parce que entrepreneuriat soo ci nekkee am na loo xam doo ko tal doo tal taxawaalu parce que ay ndaw nañ doo tal tendeefalu wala di vadrouiller à gauche à droite doo ko tal parce que dafa am ci loo focus am ci loo nekk am ay engagement yooyu jël vis-à-vis ak yeneen entreprise da ngay dem di négocier ay partenariat waxtaan ak rajo nekk dama bëgg ñu liggéey ci benn projet mu ne la d'accord da nga koy nekk di wër rek dëkk bi non da ngay xam ni da nga am ay objectifs yoo war a atteindre à un temps record donc yooyu noonu dafay forger nit donc entrepreneuriat beneen personnalité sax la lay jox. personnalité boobu muy loo xam ne da ngeen koy cultiver ci seeni business boobu nag lañ bëgg a xam nan ngeen def ba taxawal ko Serigne Saliou Ndiaye Mobi Sénégal nan nga def ba taxawal ko yan moyens nga utiliser ba mu taxawal. waaw loolu question boobu daf may neex lool ndax je me rappelle bien ba may taxawal Mobi Sénégal en 2013 début 2013 maa ngi nekkoon université Cheikh Anta Diop defoon fa première année physique chimie sama dernier rappel su ma juumalee à peu près 90 000 la woon. moom laa jël dem defi sama carte de visite dem APIX dem créer sama entreprise parce que dama ne
xaaratuma sax di pare wala di def am licence pour teg sama entreprise te li ma jàngoon mooy physique chimie ak marketing comme yàlla ak yàlla mais pour wax la yéene ji ak bëgg-bëgg bi ngay am donc dalay jaral lu ne dalay jaral ba yow amaana sax doo lekk ni nga war a lekkee parce que loo yor di nga jéem a xool noo koy économiser di nga jéem a xool soo fi waree dem déposer benn courrier wala war a jël benn service de livraison pour ñu yóbbul la ay demande d'agrément ak ay gauche à gauche à droite xaalis nga leen di fay. xaalis boobu noonu soo ko liggéeyul soo dul économiser soo mënul régler sa àdduna yaakaar naa ne dina metti trop ci yow donc daal nekk na daal milieu bi nga xamante ni man de maa ngi ciy woo ndaw ñi ñu gëm ko d'abord parce que mbir mi gëm-gëm la doo ne da nga bëgg a entreprendre da nga bëgg a nekk chef d'entreprise alors que yow sa personnalité déjà parce que il suffit que nga nekkoon sax ku ñàkk fayda wala ku ñàkk fulla il suffit nga am yéene nekk chef d'entreprise automatiquement sa vie day basculer parce que da ngay amaat beneen personnalité booy incarner. mais bu loolu weesoo xam nga yaa ngi wax personnalité yaa ngi wax forger yaa ngi wax tamit li nga xam ni doo ko def boo nekkee entrepreneur mais ni nga def ci at yooyu 2013 diggante 2013 ak tey 2019 moyens yi nga utiliser ba sa entreprise progresser ba tey nga mën a boole marketing digital restauration ak yeneen naka nga def. waaw yooyu yëpp daanaka ay passion la avant tout restauration man damay togg plat boo ma jox dama la koy toggal basé wu ma rek samay toggkat ñu koy toggal wala ma am service traiteur ñu koy man damay togg personnellement parce que bëgg-bëgg la yaakaar naa ne it dama ci sant sama yaay benn côté ndax am nay jamono yi nga xamante ni sunu jànk période tabaski ñëwul woon pendant des mois affaire yi metti moom rek mu daan togg ma ne dama koy jàppale ci togg bi yaakaar naa ni foofu laa njëkkee togg daanaka sama premier ceeb bi ma togg ceebu jën bu rose la dama yaakaaroon ni dama waroon def benn épice bu doore nekk di bu tomate balaa ci def affaire bi rose comprendre ma donc xam nga yoo xamante ni ay acquis la yooyu jël teg ko tëral ko dem mais métti bi nga xamante ni ndax léeg-léeg da nga nekk chef d'entreprise un jeune entrepreneur nga ne war nga jóge point B dem point C parce que doo nekk rek su logique di gagner ay 100 000 200 000 300 000 yow yaa ngi visé jéem a xool noo amee benn marché 5 wala 10 millions pour ne pas dire 50 millions pour ñu naan ñii dañu prétentieux mais soo nekkee chef d'entreprise d'emblée noonu ngay xalaatee noonu ngay fonctionner yaa à côté impôt yaa ngi lay xaar à côté yaa ngi jéem a xool nan ngay gagner benn marché état alhamdulilah mos naa gagner benn xaw ma ñaari marché état mais c'était très difficile et expérience nga siy jëlee mooy que ni dinañ la teg ci yoon xamal la lan mooy impôt xamal la lan mooy CGU xamal la lu bëri da nga ko ciy jàng loo jàngul woon école sax soo ñëwee ci entrepreneuriat di nga ko jàng di nga dem ba jàng loo xam te ni mosoo ko xam man digital bi ñuy wax bi Faboré di wax parce que sunu benn démembrement digital agence yi daanaka moom da koy gën a def ñoo ngi accompagner ay kilifa ay autorités étatiques ci réew mi fii nii ci seen wàllu image jànguma ko école waa Google ñoo ma formé defal ma certification kon jànguma ko école mais amoon naa ci yéene man na dama ciy dox dama ko war a xam parce que sama liggéey laaj na ko maa ngi dox ci wàllu communication publicité ak support non te adduna bi day évoluer di leen toll moment boo xamante ni les gens souhaiteraient avoir plus donc moo taxoon daal ma ciy dox ñenn ñi nag dinañ la da ngaa dispersé en général un jeune entrepreneur dañ lay taxer de quelqu'un qui est dispersé lu tax parce que finalement yow tu es à la recherche d'opportunités tu n'es pas un opportuniste mais tu es à la recherche d'opportunités le pourquoi les gens tu n'as plus de salaire si tu es entrepreneur un vrai entrepreneur tu n'as pas de salaire parce que tu ne travailles que pour ton propre compte tu es obligé de te serrer la ceinture et de jéem a xool baal ma si tubaab bi jéem a xool nan ngay fexe ba amal sa bopp donc soo gisee opportunité bu taxaw léeg-léeg sax lii du nekk sa domaine yaa ngi jéem a xool Aba mii lan lay def est-ce que day def wàllu comptabilité mais nga jël marché bi jox ko Aba jox la sa commission parce que opportunité bu taxaw la waa ji mën na ko def wóolu na la ndax sa personnalité da lay dem ba yóbbu la foo xamante ni léeg-léeg koo waxal day xam ne li nga wax nii dëgg la mën nga ko parce que jëloo ko rek tamit ci ay fit da nga ko mën da nga koy doxee donc loolu la daal. Faboré bu ñu ñëwee ci yow Media Pro Africa ak yan moyens nga ko yëkkatee ak ndax moom moo nekkoon sa plan initial ci wàllum entrepreneuriat. non en fait bon c'est-à-dire que man lii sama mëbët moom mooy tôt ou tard être un expert comptable
alors expert comptable boobu noonu tamit da nga yor sa cabinet di consulter donc je suis toujours dans cette logique là maa ngi toujours ci logique wu nekk un consultant et ku ma wax jamono ji lan nga dama la naan je suis consultant en communication institutionnelle et en gestion d'entreprise parce que boo ma ñëwee ci ñaari domaines yooyu noonu mën naa la ci conseiller mën naa la ci wax defal nii mën naa la ci wax defal ne ni ma def ba taxawal Media Pro Africa nag comme je te l'ai dit tout à l'heure moom mooy que ne man dafa am benn conviction moom mooy du ma jàng loo xam ne du ma jëriñ comptable la bëri na fi dëkk bi ci économie tertiaire bi service bi bëri na si loo ci mën a jël ci côté comptabilité mën nga dem di defaral nit ay état financier mu lay fay ci loolu noonu ak li nga xamante ne jot naa ko liggéey ci ay entreprises de la place ay entreprises publiques je dirais pas publiques mais en tout cas ay sociétés nationales ay sociétés étatiques yu demee noonu yoo xamante ne jot naa ci dugg jot naa jàng foofu noonu en termes d'expérience jot naa fa am as tuut loolu laa jël dajale ko ak consultance ma doon def de gauche à droite dajale ko créer ci sama entreprise am fonds de départ am fonds de roulement boo amee fonds de départ am fonds de roulement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant il faut aller chercher les marchés boo amee marché nga def au début tu n'as pas de machine tu n'as pas d'équipement tout ce que tu as c'est peut-être un savoir et peut-être un petit moyen financier bon boo amee loolu da ngay dem ngay sous-traiter ba keroog ngay mën jëndal sa bopp bagages yi nga xamante ne jumtukaay yi nga xamante ne moom moo lay permettre nga mën liggéey. alhamdulilah aujourd'hui am naa loolu donc tey li ma mën a wax en termes de naka ngay def ba taxawal entreprise c'est peut-être 2 à 3 choses moom mooy que nga am lu tuuti ba pare def yenn sacrifice yi parce que man ku ma xamoon ne man bu ma doon dem foo xamante ne c'est à 500 mètres sax damay jël taxi. ku tayal laa ci dox alors wala ci ay transport en commun lu tax ñemewu ma ko woon di jël damay bañ ñu tafu maag yu demee noonu parce que man j'ai tout le temps l'esprit qui pense alors boo duggee transport en commun yi dañ lay tafu facilement mais je me suis serré la ceinture jël loolu nga xam ne moom laa doon jëlee par exemple ay taxi di dugg ci bus Dakar dem dikk yi peut-être que foofu y a plus d'assurance pour ne pas faire de la publicité aussi mais quand même man bu ma gisee dara dama koy wax quoi y a plus d'assurance tey jii nii bu ñu la tafoon foofu nga signalé ko bus bi du taxawee fu lu police alors ngay dugg ci loolu noonu par exemple transport en commun yi fi nga doon war a fay 1500 wala 2000 nga fay fa 150 1850 yi des nga dugal ko ci entrepreneuriat man loolu laa xam nga def loolu noonu di réaliser ay produits di réaliser ay services yoo xamante ne yaa ngi koy facturer ba keroog ngay mën taxawal sa jumtukaay yi lay permettre nga liggéey. léegi yow ci kaw liggéey boobu muy entrepreneuriat bi ci lan nga si gën a jàngee maanaam expérience bi nga ci am ban expérience moo la gën a servir. waaw li ma mën a waxaat encore ci côté boobu mooy que Sénégal moom c'est un conseil que je donne à mes jeunes frères Sénégal képp kuy entreprendre ak ci département domaine boo ko mënti defee na fekk na nga ci am base na nga ci am tuuti maîtrise parce que boo ko deful tu ne peux pas yow yaa ngi door a commencer amuloo xaalis bu bëri mënoo fay nit donc autant nga jéem ko mën defaral sa bopp. boo ko mënul mën nga ut ay associé tamit. fa la coow li ne. lu tax. aba ñëpp dañoo yemut xel ñëpp yemuñu gis-gis ñëpp yemuñu tolluwaay mën ngeen nekk xarit ngeen nekk ñeenti nit ngeen di àndandoo guddeeg bëccëg ngeen yaakaar ne peut-être que vous avez les mêmes objectifs mais au réel gis ngeen su ngeen jéemoon associé wu ci benn affaire. bu ngeen defee 1 mois 2 mois 3 mois vous allez sentir que ne et vous allez voir nettement que ne yéen ndekete bokk woo leen jëmukaay bokk woo leen gis-gis. et man loolu am naa ci expérience donc loolu moom moo tax ma dem ba ci biir ne man mënatuma associé wul instant fi ma toll nii en tout cas ci luy door a door en tout cas mënuma ci associé wu loolu jéem ko defaral sa bopp ba keroog muy taxaw peut-être tey jii nii Serigne Saliou Ndiaye ngi nii mu ngi entreprise man maa ngi sama entreprise. peut-être que ne là ak maturité bu ma ak man tamit maturité bi ma mën nañ toog xool naka la ñuy liggéeyee pour benn projet ça c'est bien possible mais pour un début moom et un commencement c'est pas en tout cas man c'est un conseil que je donne aux gars c'est pas une bonne idée de faire ça avec d'autres personnes. yaakaaroon ni kóllëre bu doxee ci diggante ay nit liggéey mën na fa
yomb parce que tamit gis nañ ñoo xam ne bi ñuy démarrer pour amoindrir les risques dañoo préférer au lieu ñoom ñuy investir par exemple 100 000 francs ñu ànd ak seen ñaari xarit wala ñett ku nekk investir 30 000 wala 25 000 ñu taxawal dara ndax tamit am na ñoo xam ne seen kóllëre yegg na foofu wala yow da nga jàpp ni même bu kóllëre amee. dafay doy waar. Aba liggéey amul kóllëre faut que Sénégalais yi xam loolu muy sa famille muy sa xarit. muy sa doomu ndey c'est-à-dire ñi nga xamante ne jàpp nga ne ñii boo amee problème ñoom ngay seeti sax liggéey moo àndul ak ngay en tout cas bu fekkee ne mën nga am chance aussi hein kii mënoon nañ xamante depuis longtemps ñu àndandoo liggéey ci benn affaire mais na fekk ne ñun ñaar ñëpp ñoo bokk fi ñuy gisee. mais dès que mu am divergence de point de vue rek dafay am problème bu fekkee ne par exemple jàpp naa ne sax ne moom foofu lay xalaatee fekk au réel xalaatul foofu du sotti. te liggéey nag moom dafa amul ay affaire de xaritoo kóllëre rek famille ak fii rogal ko jëm man sama papa bu ma jur wala sama yaay bu ma jur bu ñu soxlaa service boo xam ne dama koy jaay dama koy facturer. après bu fekkee ne même maa yëkkati après sama poche pour fay ko dama koy facturer il faut toujours différencier l'entreprise et la personne physique. yow Serigne Saliou Ndiaye est-ce que d'accord nga ci point boobu maanaam xarit mënoo liggéey ak moom. non dama d'accordul sax ak sama frère ci fànn boobu ndax soo xoolee adduna bi. ñi nga xamante ni seen entreprise yi ñoom ngay dégg ci kaw soo demee côté États-Unis ñu ci bëri ci ñoom presque totalité bi ñëpp ay associé nañ soo xoolee ñi ëpp ay milliards ci àdduna bi ñoo dàq def association ñoom vite fait yi ñëw teg entreprise bi nekk ay partenaires ñun nag benn côté parce que après sentiment boobu man déjà man loolu nekkoon sama problème damaa dem ba benn instant yaakaar ni man rek maa war a détenir 100%. mais yow nga détenir 100% wu 100 000 francs ak nga détenir 10% wu 200 milliards mais lan moo ëpp njariñ. donc yow est-ce que yow yaa ngi jéem a projeté entreprise bi fii ak 10 ans. mais ñun tamit suñu problème aussi mooy dañu bëgg bay léegi witt léegi ñun jeunes yi ñun dañu am problème boobu. moo tax léeg-léeg pour suñuy entreprise yi di dem dina metti su ma ñëwee ci li muy wax ci associé bi man déjà am na sama baa ngi doon wax sànq ci produits alimentaires yi. ay produits yu may jaay ci supermarché yi. ci supérette yi ay soble yu ñu transformé persil poivron oignon lépp luy jigéen loo xam ne moo ngi koy togg dañu nekk ci aire boo xamante ni daanaka immeuble la ngay gis Dakar ak feneen yaa na à peu près 250 000. dëbb yombatul daal. dëbb yombatul metti na. wala ñuy soxna yaa ngi liggéey metti na. pour ñu wàcc dinañ wàcc ay 18h 19h suñu ñëwee nekk fi di xolli soble ak yeneen donc si demande boobu noonu marché bi ni mu toll loolu lañ xalaat ba créer produit yooyu. te produit yàlla macha allah soo demee day dox suñ ko dugalee si supermarché yi si 2 semaines 3 semaines day jeex tàkk. dañuy indiwaat mais ba ñu demee ba comprendre que ñun instant nii ñoo ngi dem ñoo ngi góorgóorlu mais il faut que business bi parce que business dëggantaan dafa soxla fond de roulement. ñu ku la ko wax looloo am ñu bañ la ko wax looloo am parce que c'est l'argent qui appelle l'argent bi ñuy wax dëgg la malheureusement nag suñu dëkk bi loolu daf see xaw a metti am na ay quelques organisations yu fi nekk ay dee rek yooyu noonu mais man foofu sax bëgg naa fa ñëwaat parce que seeni accompagnement des na ci fànn yu bari yoo xam te ni après war nañ ci mën a waxtaan. waaw xam naa mooy dernière partie émission bi. voilà donc côté bi muy waxee man expérience bi ma am parce que dama am sax ay contentieux yu dul jeex biir tribunal. ci business bi carrément. ndax da ngay dem ba sentiment yóbbaale la ba finalement da lay rey aba maa yow ay waay nañ wala ñoo bokk ndey baay wala lu mu mënti doon dañuy bind këyit. xaatima léegi xaatima boobu dafa doyul parce que doo jël rek sa entité d'entreprise def cachet yaakaar ni loolu doy na dañuy war a authentifier ay signature te da ngay dem notaire mu am pàcc bu mu ci joué huissier de justice moom mooy authentifier dafa am lu mu ci joué mais yàkkamti ngaa jot 500 000 bi ñu lay jox tey wala 2 millions bi ñu lay jox tey da ngay omnibulé wu ba doo gérer point yooyu noonu donc dama yaakaar ni jeunes yi aussi war a jéem a xool lan la ñuy fexee ba gën a professionnel ci fànn boobu noonu wàllu justice bi. wala dem comprendre dem ci notaire bi mu expliquer la notaire fayoo dara su lay expliquer amul benn cabinet fii nii booy dem di ko laaj ci ay ci abiem ci sa entreprise te du la expliquer da lay expliquer gratuitement donc amul loo ciy fay man daal foofu laay gën a woowee jeunes yi tamit ñuy associé. man de soo paree après moom bëgg naa ñu associé. mais yow moom xaaral ma ñëw foofu parce que yow li nga soulever. est-ce que tamit du firndeel li muy wax parce que nee nga day bëri contentieux yenn saa yi nga def sa entité entreprise signé mais du doy mais est-ce que loolu tamit. taxul ngay moytu associé. li tax muy bëri contentieux wax naa la ko saa waay dégg nga li ma la wax ñi ñu ëpp xaalis ci adduna bi. ñoom ñoo ñu ëpp ay avocat ñun ay benn conseil ngay am ñaar ñoom ay pool d'avocat nañu am.
te terewul kenn ku nekk intérêt am lay xool terewul kenn ku ne su xoolee intérêt am pare dañuy toog xaatim ko bind ko c'est-à-dire adduna bi su doon jeex sax li nekk ci clause yi nañuy respecté. mën naa ma ne problème bi am fii mooy association baax na mais ni ñu koy defee moo am problème man foofu laay waxee. ni ñu koy defee dama ne il va falloir que suñ ko tëgee ba waxtaan ci ba juboo ci ay kàddu xam nga moo ngi wax ab yi dina wute est-ce que xam nga ab yi wute ci sama xalaat moo tax entreprise bi di dem. parce que kenn ku ne day xool nu mu gën a baaxee ay philosophie yu bees la kenn ku ne initier xalaat bu bees mais dama ne fexeel ba na nga sécuriser business bi ki nga ko séqal. sécuriser taxul rek nga signé kayit ñu defal la décharge loolu du sécuriser mooy nga dem ci notaire bi ñu xaatim ko soit ñu créé waat benn entreprise ci biir seen entreprise wala ñu dem ci huissier de justice bi ñu authentifier signature yi loolu noonu amul lenn lu ci lëndam bu ëllëgee parce que balaa ngay signé dafa fekk ngeen waxtaan bu juboo yow doo yëkkati sa xaalis dama ko jox te amoo vision ci mbir mi. kon yow ci sa gis-gis pour yegg ci benn niveau bi ci entrepreneuriat wala boog société bi ngay bëgg a yëkkati wala structure bi pour mu yegg fenn fi foog nga nangu jël yenn risques yi. risque moom ak entrepreneuriat ñoom ñaar ñoo ànd ci àddina ki ñi ëpp xaalis sax ñi nga xamante ne ay milliards nañ yor ñoo ñu gën a jël risque ak entrepreneuriat vont de pair. Favoore yow balaa ñuy jàll ci beneen poñ bi sëñ Saliou am na yu mu yëkkati te am na tamit yoo xam ne. mën nañ ko jël comme ay exemples yoo xam ne mooy réussite yi gën a mag ci wàllum entrepreneuriat yëpp ay associé lañ ci demal. yow nag jàpp nga ni association dafay xaw a diis ci yow ndax li nga jot a expliquer sànq. mais moom boo sukkandikoo ci li mu wax. est-ce que du tax nga jubbanti sa taxawaay. kon da ngeen maa déggul ndax man sama wàll bopp actuellement. moomatuma sama bopp j'ai fusionné avec un groupe au capital de 10 millions. waaw non da nga ne yow ci départ bi. bëggoo association foofu laay waree non xam nga lu tax ma ne. mais est-ce que départ pour mu dëgër tamit. comme li ñuy wax feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ci mag yi. xam nga nit ku ne li nga gént rek nga mën nettali mënoo nettali gént jàmbur. dama ne man damay contextualiser aussi on est au Sénégal. on n'est pas aux États-Unis on est au Sénégal fii ngay gis romb ñuy jaay gerte caaf ci table. États-Unis amul lool. dama ne Sénégal bu fekkee ne maag Serigne Saliou Ndiaye mii dañuy door a démarrer guñ sax ñu am benn concept ñun duróole ko bokk ko gis-gis mais buñ demee ñaari mën benn buñ demee par force ku ñu song daan ko mais dama ne bu fekkee ne ñun dañu am concept man dama am concept ma gis na yow sama xarit nga rek war ngaa war a mën a partager concept boobu ma wax la ko nga ne ma waaw bu ñu demee ba ci biir ma gis leneen lu may def du ma retiré wu. def naa ko ça m'a servi d'expérience moo tax ma ne la man ba ma associé wooyee ba pare ça n'a pas marché ma ber sama daara bopp. bu ma beree sama daara waaw. c'est exemple bi nga jël dama ne man dama am concept man le concept de départ c'est un concept subjectif. que j'ai ma ñëw proposer la ko yow Serigne Saliou Ndiaye. nga ne ma adopté naa concept bi ñu dem ba ci biir ma seetlu na yow Serigne Saliou Ndiaye yow salaire bee nga am fee moom nga yaakaar benn moo la gënal concept bi ñaar ñetteel bi yow concept bi da nga ma wax juste que ne d'accord naa parce que sa xarit laa ñooy ànd mais bayuloo ci benn waar te même bu fekkoon ne par exemple doon naa la nangul ne waaw tu es salarié quelque part léegi kaa ñu xaatim comme li ngay wax nañu xaatim ne léegi comme nga yow yaay salarié fële te man maay liggéey fii nii donte nga ne da ngay indi sa xaalis sax waa man léegi su ma fayee ko bu fekkee ne mbir mi maa ko liggéey waa xanaa nag su ma amee 70 nga jël 30 yi waaye nag mënoo jël 50 ma jël 50 bokkuñu dëgëreel bi ñu liggéey non moom la allez expliquer nii boo demee ba gis ne affaire yooyu noonu mënul sotti mais nooy mujjee def yow mi yor sa concept mais kon est-ce que yow amul faux départ parce que par exemple négocier ngeen yéen ñaar boo waxtaan juboo ci ay kaddu yu leer kaddu yi ngeen juboo ci wàllu partage beeg ci wàllu management entreprise bi ci wàllu nan ngeen di séddoo entreprise bi activité nan ngeen koy séddoo est-ce que moom dafa am droit de regard wala am droit de regard te yow gestionnaire loolu war laa dal mais loolu da ngeen ko war a signer yow yaa gestionnaire bi kii physique simi la def waaw kon non marketing dama ne yow yaa gestionnaire kon da ngeen maa déggu dama ne man mi gestionnaire bi am sama concept ñëw proposer la ko nga ne ma bëgg nga waaw bu ñu demee ba nga xamante ne toll nañ fi nga xamante ne fa la ñu war a waxtaanee comme li nga mu wax d'accord oto waaw kon partagé too kon point de vue moo partagé. ok yow divorce bi c'est
en fait course la woon mais faux départ ngeen def parce que da ngeen jàpp ni war ngeen daw 100 mètres. ngeen ñëw ba ci starting block yi kee bëgg a changer règle du jeu bi. ñu annulé course bi. non la demee xam nga règle du jeu da nga koy poser au départ. boo poser au départ waa ji nanguwut nooy def. waaw mais man kon comprendre ma la nee na soo ko posé au départ waa ji nanguwul nan ngay def mais yéen commencé ngeen liggéey mu dem ba ci biir àndootu leen ci vision. déet waxuma da ngeen commencé liggéey. parce que boo commencé liggéey non moom laa ñuy expliqué non da ngeen ma laaj. yow kon yow ba tey amagoo associé boo xam ne commencé ngeen liggéey. ok non ci départ bi pas ci associé leen départ bi déggoo li ma la wax fi ma yegg maa fa yóbbu sama bopp de. kon yow en fait dama fa yóbbu sama bopp fekk fa koo xamante ne moo ma ëpp doole waaye gis na ne am na confiance ci man mu ñëw jël xaalisam xëpp ci man. léegi ba kon on a deux modèles d'entrepreneurs différents benn modèle boo xam ne il amoon na idéem mais bi mu demee ba war a tàmbali gis na ne am na ñu mën a àndal mu ànd ak ñoom ak modèle boo xam ne dafa tàmbali. jéem na ba dëgër. jéem na ba pare doo ko am ku ko dab jàppale ko. jéem na tàmbali ak ay nit. léegi comme ni nga waxee. voilà léegi boobu noonu jéem nañ ko teg en place. ça n'a pas marché. waaw mais nga demal sa bopp léegi li ma bëgg a xam li ma bëgg a xam mooy léegi différence bi entre seen ñaari modèles yi. seen ñaari modèles yi. parce que tamit xam nga ay entrepreneur peut-être ak ñu bëgg a dugg ci entrepreneuriat ñu ngi leen di dégg. kenn ki dina gis ni favoritisme moom jàpp na ni ànd ak nit ci départ bi wóorul. dem ba dëgër ñu xam ne yow mën nga demal sa bopp ñu ñëw xëpp renfort nga doog a ut renfort moo gën a wóor. Serigne Saliou moom jàpp na ni par exemple. am na idée bi war na mën a demal boppam mais mu nekk actionnaire yor 100% de 100 000 francs yor 100% de 200 milliards comme ni nga ko yor 10% de 200 milliards comme ni nga ko waxee moo ko gën. léegi ñu commencé sëñ Saliou lan mooy différence bi entre sa modèle ak modèle Fabore. non pour man daanaka maag moom ñoo bokk li ñuy wax. c'est juste que cas de figure yi moo dul bokk. man mii di wax ak yow man damaa tàmbali li may tàmbali dawal ci gàtt 5 ans di soog ut ay partenaires. c'est produits alimentaires yi man du ma ci man maay actionnaire majoritaire bi mais détenir nu mu ne lépp. et pourtant demoon naa ba am expérience soo doon parce que expérience bi tamit dafa baax entrepreneur bu fi jóg bëgg dem associé yaakaar naa ne xam-xam doo ko ci am bul sonal sa bopp. parce que li metti doo ko yëg da nga war di dem di livrer say produits yow yaa ko war a defal sa bopp balaa ngay uti ay livreur yow funding bi yaa ko war a def amoo ko entreprise amoo ko 33 amoo benn fixe. nekk fii di bëgg parce que tamit nit kii doo dijji marine te soble doyul non te foog ñu waxtaan si loolu parce que fii nii dafa bëri si jeunes yi ñoo xamante ni comme ni ñu koy waxee suñu jargon ay teg xel yaa ngi dégg il faut que ñu wàcc maase ak suuf si ñu xam ne ñun dañoo bëgg am fu ñu yegg léegi nag yegg boobu noonu da ngay loo doonul taalibeem doo doon sëriñam soo nekkul si scooter yi nekkoo si tataay nekkoo si njaganjaay du ma ne doo sori de mën ngaa sori de waaye sa sori waroon na gën a neex ndax di nga ci am xam-xam te day gën a barkeel ndax da nga kaay ñaq bi nga xamante ni yow leer na ne lii nii amul lu la ci jàngal ci kaw suuf. donc man d'accord naa ci kàddoom mais jugoo nañ ci kaw ba mu demee ba ne ma associé bi xaatima guñu donc ci ay négociation la nekkoon man damaa nekkoon si logique bi nga xamante ni dañoo signé ba pare. nar a nekk si liggéey bi ñu dem ba si biir comme ni mu ko waxee amatuñu vision yi wute. noonu laa ko comprendre woon. mais comme vision yi wute na avant tàmbali bi kon kay liggéey du am partenariat amul foofu. léegi fa war a yow sa vision ak vision Serigne Saliou point de convergence ak de divergence pour ñiy déglu surtout mun see jàngee. xam nga effectivement c'est comme ni mu ko waxee rek moom moo ma teelul comprendre mais. li wax naa ko sànq dama koy dellu waxaat li benn mën ñaar a ko dàq dama ni bu fekkee ne mbir na la yow am nga mbir te mbir moomu noonu wóor na la wóor yàlla ne soo ñëwee ci Seydina Aba Gueye wala nga ñëw ci Serigne Saliou Ndiaye mën nañ la say jàppale ngeen demandool ngeen yëkkati ko mu demal nga seeti leen. waaye boo ñëwee ba si ñooñu waxtaan ak ñoom. dans un premier temps ñu adopté concept bi ngeen dem ba ci biir ngeen am ay divergence kooku du sotti donc man je suis pour nga wër koo nekkal mais bu ngeen déggoowul da ngay mujjee demal sa bopp parce que sa concept la. wante dama ne nag. attention le mais bi may wax mooy dafa wóorul parce que fii Sénégal la. même non man d'accord xam nga lu ma njëkk wax. xam nga man sama ñaari invité yi dañuy juboo 5 minutes.
après 6e minute ba ñu tasaaroo waat 10e minute bi ñu dajewaat. ba ñu xamante du fii la. non dañoo xamante avant émission bi moo tax. xaatim xaw nañoo daje fenn wax. yàgg nañ koo def maa ngi moom. mbokku iRadio auditeurs yu iRadio téléspectateurs yu ITV yéen a ngi seen émission pencum ndaw ñi comme niñ koy defee àllarba boo jot ñu fas yéene waxtaanee loo xam ne day yokk ndaw ñi tey nag waxtaan bi ci entrepreneuriat la lalu daanaka fanweeri simili ak lu tege ngi nii ñuy waxtaan waxtu bi jot nag ñu ubbi serveur bi 88 628 38 38 88 628 38 38 pour ñu bëgg a participer ci émission bi ñu jàll ci dernière question bi balaa ñuy dugg ci li nga xam ni mooy tënk waxtaan bi dernière question bi mooy bi ngeen di dugg ci entrepreneuriat lan ngeen ci gënoon ragal ak nan ngeen def ba romb loolu. liñ ci gënoon ragal de mooy échec man boobu. man échec bi rek laa doon bañ donc échec bi tax na ba daf maa renforcer dama ne lii du ma échoué tëj naa restaurant au moins 4 fois muy échoué gàtt dugal naa ci 7 millions yoo xamante ne leer na ma ni perte naa ci. ba pare nag mu des ay croquage jambes yoo xamante ni ay nit dañ la koy yàqal. bu ñu bëgg nga avancer xaw ma dañ la kaa yéenewul te fii lu sotti am borom. boo xasee ba am foo toll rek ñaare dafa am nuñ koy gisee parce que yaa ko valoriser. yaa valoriser mbir mi jële ko point A bi pa yóbbu ko point B. donc échec boobu tax na ba saa su ne damay taxaw xanaa nga ëpp ma doole ba am foo ma jaar li ñuy wax bras long yeeg yooyu ba war maa mën a wëlbati waaye tant que maa ngi dund ci kàttanu yàlla dama wér gi kattan gi ak xel mu sell mi yaakaar naa ni échec boobu de gëm naa ne du ma ko def dina metti nag. ndax c'est pas demain la veille que ngay jékki-jékki rek am compagnie bu taxaw. waaye yaakaar nañ ni am nañ ci yaakaar ni fi mu toll nii ñoo ngi dox ndànk-ndànk te yàlla mu ngi ci suturaal. Favory Cissé yow lan nga gënoon ragal bi ngay dugg ci wàllum entrepreneuriat. ak nan nga def ba surmonter peur boobu. dëgg fa yàlla personnellement je rends grâce à Dieu mosuma say ragal dara xam nga lu tax dama fay dellu d'abord ma dellu santaat gërëm samay ñaari waajur. gannaaw ba ma sante yàlla julli si yonent bi ndaxte ñoom ñoo ma yombalal lépp. mosuma fay loyer bureau mosuma fay courant wu bureau. et su ma amee ay stagiaire wala moom mi bañ associé yow kay yow da ngaa amoon ñaari associé bi ngay tàmbali. ay associé la yor. da nga am ñaari associé bi ngay tàmbali. kii li muy wax ni man aw ma ko kii su ma amoon lii nii heure bii wax duñ ko. non xam nga loolu. doo fay location. loolu non loolu. doo fay añ. loolu waaw. non loolu xam nga c'est pas structurel. c'est conjoncturel. moo tax mënu ma ko tuddee association. tey jii nii tamit. c'est un conseil que je donne à tout le monde fii lépp looy def waxtaan ak say ñaari waajur. ñoo loolu si mën a jàppale keneen mënul see jàppale. keneen ku taxaw naan la lii ak laa ak léegi présenté nañ ma fi ay hautes personnalités ay autorités ci dëkk bi mais wóoluwuma leen. lu tax dama leen wóoluwul dëggantaan wóoluwuma leen. parce que dëkk bi moo demee noonu kii li mu fi wax léegi teg xel yeeg dóorkat yeeg marteleurs yi ñoo fi bëri. moo tax doo wóolu kenn waaye sa papa ak sa yaay li gën ci yow rek la ñu bëgg. mënoo leen ñàkk ba ñu wóolu alors. donc man mosuma am problème de fay loyer bureau mosuma am problème de fay courant et cetera donc yàlla wërsëgal na ma am chance juddu ci famille boo xamante ne am nañu ay locaux yoo xamante ne mën na ma servir de bureau. alors ba ma utiliser loolu ba pare nag te mu leer yàlla na j'évolue dans le secteur tertiaire maanaam service la neew ma ci jëndam njaay. il me faut juste un petit fonds de roulement. Je vais pas avoir peur. li ma mënoon mooy lan mooy que dem lijjanti ji marché dox ci naaj bu tàng bi daw dugg ci bus yi dem lijjanti ji ay marché ñëw indi liggéey delloo nit ki li mu moom ma jël li ma moom. mais nag fi may woowaatee encore jeunes yi moom mooy que ñun ñëpp lu ñu indi fii nii qualité la ak kàddu. ñaar yooyu. ci secteur tertiaire ak beneen secteur bu mu mënti doon moo la mën a propulser vers l'avant. boo amee kàddu bu dëgër mooy suba ngay jot say état financier suba laa la koy jox suba waa ji jot ak nga defar liggéey qualité boo xamante ne tey jii état financier yooyu kooku banquier bu mu ko mënti jox wala feneen fu mu ko yóbbu du am sikki sàkk alhamdulilah kooku clients yi dañuy ñëw par force. parce que communication bi ëpp doole mooy bouche à oreille. comme ni ma ko doon rappelé serveur bi dafa mel ni ubbeeku na 88 628 38 38
88 628 38 38 pour ñi bëgg a participer question bi nga xam ni mooy daanaka mooy tënk dernière partie émission bi moo jëm ci gouvernement bu bees gis nañ am nañ ministre de la jeunesse bu bees ci bi ñu annoncé gouvernement bi premier ministre d'état secrétaire général du gouvernement muy Mahammed Boun Abdallah Dionne ne chef de l'état dafa am place bu am solo bu mu bëgg a jox ndaw ñi moo tax mu consacré ministère en tant que tel ministère entier jox ko jeunesse am na tamit yeneen ministères yu nekk à côté comme emploi ndax xam nañ ni lu ëpp ci population bi buñ sukkandikoo ci rapport ANSD yi ay ndaw lañu loolu lépp di loo xam ne war na tax ndaw ñi peut-être am perspective bu baax ci gouvernement bu bees bi ak li mu leen mën a indil yan perspective ngeen xalaat ni mën na leen ko indil yéen entrepreneurs yi. waaw man balaa may wax ci perspective bi nga baal ma kii dafa laal benn point bu am solo. muy waajur yi nga xamante ni dañ la war a accompagner. comme ni nga ko waxee léegi nekkuñu États-Unis Sénégal lañ nekk day feeñ sax ci entrepreneuriat wu Sénégal ndax ñaare di nga pare pour bëgg teg sa mbiru bopp ñoo xam ni risques yi bari na say waajur duñ ci d'accord. ñu ne la non da ngay jàngi wala jàng nga pare sax ñu ne la non da ngay liggéey. man de musuma am CV. man ba fii may wax ak yow nii musuma defar CV musuma am CV sama 10 000 xel musuma may xalaat may jël CV di ko dugal ci entreprise bu mu mënti doon musuma ko xalaat yitteelu ma intéressé wu ma te tey la gën a metti. yow est-ce que yaakaaroo ni boo nekkee entrepreneur am salaire boo xam ne chaque fin du mois dina la jox garantie dina la gën a dëgëral. waaw mooy li ma la wax lépp risque la xam nga risque foofu la tàmbalee. yow am nga lu fixe ñu ne la dañ lay fay 500 000 wala 1 million par fin du mois loolu fixe na leer na. c'est-à-dire pourquoi kon ngay jël beneen risque di fa bàyyi loolu noonu di dem jëli loo xam ne c'est aléatoire bu tayee mën nga dal ci marché 2 millions bu subaa nga dal ci 500 000 ginnaaw suba doo am dara man nag maa ngi wax tamit sunu moroom bi jeunes yi que suñu mënee am beneen liggéey nañ ko def jël ko boole kaak seen entrepreneuriat. créer seen mbiru bopp peut-être man. awma woon xalaat boobu noonu wala musuma intéressé te si c'était à refaire tamit dama koy defaat. si logique boobu laay nekk mais juste pour wax ni tamit di ñaan suñu papa yi suñu yaay ñu gën ñu comprendre. gën a xam ni que toll nañ adduna boo xam te ne nit ki foog mu demal boppam. man su ma demee bay def benn chiffre d'affaires 300 000 wala 400 000 si ay produits alimentaires kese par mois. loolu noonu nit peut-être moo ngi liggéey lu gën a metti loolu noonu par mois te du am sax tiers bi du ko am. donc entrepreneuriat moo la mën a may lool. mais il faut que parents yi tamit mën a comprendre ne entrepreneuriat c'est vraiment loo xamante ni dafa ñëw à son heure pour dugg ci point bi ngay wax muy wàllu gouvernement bi. ak projet yu bëri. xam nga au-delà sax de annonce boobu DER mi ngi fi ANPEJ mi ngi fi mais loolu est-ce que yéen entrepreneurs yi mi ngi leen di jàppale. man de personnellement gisuma fu ma jàppale parce que tamit tout au début dew ma woon déposé. donc loolu mënuma ci sori. leen de xam naa ko gis naa ñu bari ñoo xamante ni financé nañ leen mais sama problème ci wàllu DER bi mooy accompagnement laa gisul ci DER parce que su ma yëkkatee 500 000 jox la ko wala ma yëkkati 1 million jox la ko te man amul benn mesure d'accompagnement bii tax ma xam ne que yow entrepreneur nga mais dama la war a jëlee point B yóbbu la point C tant que loolu doxuñu ci pour man DER bi dafay manquer pertinence parce que ça ne sert à rien nit ki nga tegal ko contrainte ne ko da ngay fay chaque fin du mois. mais indi nañ fi daanaka ni mën nañ ko jàppee numéro 2 wu DER ci biir campagne bi ci débat yi mu ne DER li ko différencier ak yeneen yi ko fi jiitu mooy am na accompagnement ba pare échéancier par exemple nga leb 2 millions war a commencer fay weer wi am na projet yoo xam ne boo ko tegee ak ni nga koy tegee dañ lay may délai boo xam ne da nga koy toog doo fay ngir mu mun a jur nga doog a fay maanaam dafa tënk yu bëri yoo xam ne nee na moo tax DER bi nar a gën a performant yeneen yi ko fi jiitu loolu est-ce que jarul tamit yéen entrepreneurs yi ngeen dem jege leen xool luñ leen mën a indil. problème bi man du foofu de xam nga problème bi fan la. mooy que ne jox naa la xaalis weer de ñun ñoo ngi nii am ay échéance ci banque yi. war a fay suñuy banque mais ba fii may wax ak yow nii léeg-léeg da ngay am problème fay sa banque. mais terewul di nga lijjanti xaalis bi ba dugal ko sa banque. pertement wala pertement xam nga banque bi du ko xool. DER nag foofu la war a taxawee. jox naa la xaalis dama la tegal ay contrat nee la di nga war a rembourser xaalis bi mais naa fexe ba man DER ma teg cellule bi nga xamante ni damay fexe ba business bi ni ñu optimiser ko. loolu mooy mbir mi parce que loolu mooy valeur ajoutée loolu mooy émergence bi. mais est-ce que dem nga xool ba xam DER am na comme amu ko. mooy man daanaka ci DER bi laa dëkk parce que damay faral di accompagner ay jeunes di leen xaatimal sax ay projet encore une fois loo xam ne jànguma ko école. étude de projet
sunu borom dem na ba may ma ci xam-xam bi nga xamante ni maa ko bëgg gëstul ko sama bopp dem ba xam ko dem ba maîtriser ko. di ko defal ay nit yoo xamante ni ñoo ngi may seetaan ñoo ngi may dégg dañuy jël seen projet di ko dugal ñu leen di financer alhamdulilah. mais tamit am na benn problème bu am ci wàllu DER boobu noonu ñu wax xam naa ne dinañ ne peut-être je sais pas logique bi man gisuma ñu tuddee ko DER. délégation à l'entrepreneuriat rapide depuis kañ la entrepreneuriat di rapide ci àddina entrepreneuriat musul bu dëgg bu metti bu neex bu war a jur munul rapide. est-ce que gisuñu ne ndaw yi mel ni yéen dañoo soxla ñu leen jàppale ngir mu gën a ndax wax nga ni par exemple dawal nga juróomi at ut ko la jàppale nga mën a dawalaat. est-ce que c'est une très bonne solution laa la wax. problème bi du loolu de problème bi mooy entrepreneuriat rapide boobu su fekkee ñoom seen noonu lañ ko conceptualiser. Pourquoi ñu boole entrepreneuriat ak moom rapide peut-être financement rapide mais entrepreneuriat rapide gisuma pertinence am quoi ci benn mesure amul sens pour man est-ce que loolu taxul tamit. benn instant li ñu waroon dox seen objectif yi ñu ko waroon atteindre mu des parce que ba fi may wax ak yow nii am na ñoo xam ne fayeeguñu am na ñoo xam ne nii ci avant élection yi dañ doon wax lii xaalisu politique la luñ ko fay. mais le président avait bien a été très clair là-dessus ne leen su ngeen fayul dañ leen di traduire en justice. Donc au moins mais contrainte yooyu noonu c'est bien beau mais pour man ça doit aller au-delà de ça mooy fexe ba man DER jox naa la xaalis dama lay accompagner pour business bi réussir. mais pas dama lay contrainte pour nga fay échéance yi man loolu daal gisoo ma ko noonu mais nag su loolu weesoo gouvernement bi am nañ yaakaar. ci parce que tey jii am nañ ay ministres jeunes yoo xamante ne y a 2 ou 3 c'est insuffisant mais au moins gis nañ benn Abdou Karim Fofana boo xamante ne moom moo yor léegi wàllu urbanisme. gis nañ ministre de la jeunesse bi nga xamante ne elle est de 82 et c'est à saluer déjà ministre de la jeunesse ñu jël jigéen. parce que loolu fàttaliku ma fu mu amee Sénégal. C'est la première fois ñu jël jigéen tabb ko ministre de la jeunesse. c'est noble et de la même manière noonu lañu war a jéem a xoolee aussi na ñuy jëlee benn góor tabb ko ministre de la femme. ma ne xam naa ministre de la femme moom jigéen ñee ko moom. xam naa boo ko naree xëccoog ñoom moom beneen coow ngay am bu dul entrepreneuriat. léegi Favoré yow bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moo war a tënk waxtaan bi muy taxawaayu état bi gouvernement bi ak genre. structure yu mel ni DER ak ANPEJ ci ndaw yi nga xam ne ay entrepreneurs yi lañ naka nga ko gisee. xam nga bu dee wax dëgg rek on est dans un pays difficile à gouverner. c'est-à-dire que ci teg ay solutions ngay dëkk. Président de la République ba mu njëkk ko falu en 2012 li mu njëkk a def pour entrepreneuriat aux jeunes yi c'est quoi c'est par exemple li nga xamante ne ci ay constitution wu société ak entreprise yu demee noonu. alléger les coûts. Les coûts de constitution. Donc loolu noonu rek bokk na ci jalon yu mu njëkk a teg pour favoriser et promouvoir l'entrepreneuriat donc des jeunes. wante comme li ma wax léegi rek dañu nekk ci dëkk boo xamante ne dafa méttee gouverner ci teg solution ngay dëkk. Donc man le problème je le situe où maintenant c'est un problème de société man pour man ñun waa société bi ñun ñoo war a yar suñu bopp tantôt sëñ Saliou Ndiaye mu ngi naan moom musul am CV musul am kii mais man. loolu du lu may conseiller par exemple entrepreneur wax naa ci njëlbeen fii ne fii booy entreprendre ci benn domaine na fekk na nga fa am ay connaissance du lu ñuy for. Non man tamit connaissance bu ma wax loolu non parce que non foofu moom dama lay arrêter foofu parce que man dama ne aw ma CV pas aw ma ay compétence wala ay connaissance. bul boo daggee sama wax doo xam ne moom bëgg. non fi nga waxee dafa leer sëñ bi ne conseil ma ci yenn jeunes yi ñuy defee noonu ñu bañ a am CV si nañ dem am CV c'est juste pour wax sëñ Saliou musuma nekk ci logique gu waaw baal ma daaneel fii musuma nekk ci logique gu dem ci benn entreprise dafa déposer pour ut liggéey. waaw léegi indi nga éclaircissement léegi nañ ko bàyyi moom mu eggali fi mu doon raisonner ñu xam fu mu jëm. j'ai bien compris moom li mu wax musul am CV moom mooy musul liggéey ci benn entreprise dama ne man connaissance kenn du ko for connaissance tu l'apprends à l'école ou sur le terrain au moins dégg nga tey jii nii man j'ai beaucoup gagné en expérience day tax nga am connaissance ak compétence foofu laay waxee mais waxuma ne que yow amoo compétence dama ne le fait que yow nga ñàkk CV ba taxawal li ngay sa entreprise je ne conseille pas aux jeunes de faire ça je conseille aux jeunes d'aller apprendre à l'école ensuite bu ñu fa génnee nañu dugg ci entreprise yi xam au moins entreprise nu muy doxee pour que yow tey jii boo entreprendre ba yor sa entreprise bopp nga mën ko doxal mu jëm kanam
foofu laay waxee. mais xam nga ndaw yëpp bi ñuy ci ndorteelu émission moom laa doon wax léegi liggéey dafa métti ndaw yëpp amuñu opportunité am liggéey léegi ñi nga xam ne mënuñu. damay inciter aussi aux entreprises ci seen politique de responsabilité sociétale de l'entreprise ñu doxal ci loolu même bu fekkee ne ce sont des stages non rémunérés man li may wax en tout cas. déet nit nag boo ko jëlee xanaa di nga ko jox paas. di nga ko jox paas wax bokkul ci rémunération ci man ci li ma jàpp. motivation la. mais per diem bi moom dama ne non waaw loolu kooku décret ma. xam nga yow yaa ngi encouragé booy dañ lay mere parce que booy déjà dañuy casse stage yoo xam ne kenn du leen fay. may wax sans rémunération. quand je parle de sans rémunération moom mooy il faut pas s'attendre à la fin du mois ñu jox la salaire comme si kuy liggéey foofu nga. mais quand même bu sa fin de stage jotee nañ la rappel. comme ni ko gars yi di waxee. ñun ñëpp jot nañ ci rappel. non d'accord yoon la am du yoon c'est peut-être une solution. pour que jeunes yi au moins di gën a mën jàng di am yenn compétence. ñi amul opportunité dem ci entreprise yi. waaw moom foofu laay waxee. dañuy dugg ci entrepreneuriat comme yéen. waaw. bul dàq booy. dàquma leen. foog ñu ñëw partager ak yéen wërsëg gi. dama leen ne pour ñi ci gën a bëri pour peut-être amener une solution à kii li mu doon wax léegi par rapport à la DER. ak yeneen yu demee noonu. justement DER joxe goo ci sa avis gouvernement bi joxe goo ci sa avis te ñu ngi ci cappaandawu émission bi ñetti simili ci des. pourtant ci laa nekk nii de xëy na dama leen tuddul nii. directement mais ci laa ne pour dire que ne nous devons de nous éduquer nous la société. pour que peut-être ñu am facilité ak culture bu ñu lebee fay. DER bu la lebee nga fay ko day tax mu gën a jàppale waat yeneen jeunes yu mel ni yow. mais bu la lebee nga ne non du ma fay affaire de gouvernement la affaire de politique la fu ñu jëm du sotti da ngay tax keneen ku mel ni yow du mën a am. justement ci logique boobu sax ju tëjee ko émission bi ndax mooy laaj bu mujj globalement lan ngay conseiller jeunes yi nga xam dañoo bëgg a dugg ci entrepreneuriat. nañ dugg si ndax man dafa am loo xam ne gëwuma ko. man loolu Yékini fii la taxaw ne moom daan rek la gëm. gëmul daanu man dafa am loo xam ne gëwuma ko man gëwuma weer dee ma dem taxaw ñu fay ma sama salaire gëwuma loolu man xamul ma gëm. ñaqal sama bopp. est-ce que yow ci base boobu yaa ngi recruter di fay weer bu dee. maa ngi recruter c'est que nag. ndax dañoo gis ne jeune entrepreneur yi tamit yéen. xam nga lan mooy problème jeune entrepreneur loolu dama koy dugal ci fin bi. parce que jeune entrepreneur yi dañuy ñoom ne par exemple du ñu dem di fayee ko mais yow boo xasee ba nekk entrepreneur chef d'entreprise nga mais chef d'entreprise dafa war a fay salaire. waaw dama ne. te d'habitude dañuy gis jeune entrepreneur yi dañuy xool booy yoo xam ne seeni booy lañ. wala boo yoo xam ne soxna ñu liggéey ñu leen fay loo xam ne dafa xaw a dérisoire. début noonu ngay def au début say xarit ñoo la mën a jàppale ak say am di jàmm. déet yow sànq xarit yi nag da nga leen dàq ci mbir non dégg dama ne. waaw dama ne association. ak ñu ñëw liggéey nga fay leen dara bokkul ak nga jël nit. nga fay leen loo xam ne tolloowul ak salaire da jàppale la. déet loolu nag defal ndànk man moom xamul lu ma gëm. loo liggéey bu dee loolu la loolu ngay fayee ko. kon kay mën nga bañ a jël say xarit dem jël ay ndaw yoo xam ne de seen compétence jàll na ci lool xam nga lu tax ngay jël say xarit non say xarit bu fekkee nañu am compétence yooyu ñooñu ngay jël man nag dafa am lu ma gëm de gëw ma ay sama xarit la man je ne gouverne pas avec mes amis je gouverne avec les compétents mais dañ ne on dirige avec les compétences et on gouverne avec ses amis non de man du ma def loolu xëy na ci waa ji la xëy waaw baax na léegi sëñ Saliou yow globalement lan ngay conseiller ndaw ñi nga xam dañoo bëgg a dugg ci entrepreneuriat li may conseiller ndaw yi ñuy bëgg a dugg ci entrepreneuriat mooy que ni déjà ñu xam ne du tey rek nga ciy dugg mu sotti tey. loolu foog ñu xam ko foog ñu xam ne que yow tu es appelé à être un millionnaire mais du tey ngay nekk millionnaire. comme ni ko Dangote di faral di waxee lii ma am nii depuis 30 ans ma ngi koy togg. xëy rek am li ma am parce que il faut que ñu comprendre loolu aussi ñeme ko bëgg li ngay def. ba pare di recherche di def ay recherche mooy dem gëstu laajte ay conseils parce que loolu soo ko deful yow li nga xam bëriwul ndaw nga déjà li nga xam bëriwul ndax sa âge mayu la nga xam lu bëri mais war nga mën a dem di laajte ñu lay orienter di la teg ci yoon bi te may ñaanaat waajur yi ñoom ñu mën a gën a comprendre jeunes yi nous sommes au 21e siècle entrepreneuriat boobu noonu il faut que ñu am ambition wu nekk ay milliardaires man pour man loolu tamit loolu war nañ ci mën a waxtaan war ci mën a taxaw wax ci waxtaan bu yaatu parce que du da nga prétentieux même su fekkee loolu la du mot bu péjoratif c'est pas négatif aussi mais juste parce que dañu war a nekk ci logique gu vraiment ne ñun kat war nañ mën a jóge point B nekk point C ni ngay déggee ay Mark Zuckerberg di dégg ay Steve Jobs di dégg ay leneen pourquoi pas amul waruñu mën a dégg ay jeunes milliardaires bii Sénégal dafa war a nekk war na mën a am ci temps bu gàtt moo tax ma ne waa DER
ñoom foofu noonu dañ fi am part de responsabilité parce que waroo jël xaalis rek di ko jox nit ki. soo ko joxee ba pare ne ko léegi yow may naa la délai boo xam ne après suñ koy fay moratoire bi xaw ma mais chaque fin du mois del fay. c'est bien boo muy fay nit ki dina jéem a xool nu même su amul xaalis dina jéem a lépp wala salaire am ba muy am feneen. mu jël ko fay bor bi. mais jéemal xool est-ce que kooku noonu moo ngi optimiser business am. est-ce que moo ngi gagner xaalis su gagnerul xaalis est-ce que doo corriger waat business am. parce que c'est bien beau ñu jël benn business plan nii rek jox ko xool ko ñu ne dañ lay jox 500000. wala tamit ñuy bàyyi aussi nit ki soxla 2 millions wala 3 millions nga yëgee di 350000 jox ko. est-ce que rayoo volonté am donc yooyu noonu ay question la yoo xam te ni ginnaaw bu ñu leen santee gërëm leen ñoom parce que le président de la république aussi moo ngi def ay jéego yu am solo ci fànn boobu noonu parce que teg nañ ci suñu bët 30 milliards la waxoon man leer na ne 30 milliards yooyu génn na. ñoo ngi annoncé 100 milliards yoo xam ne war na dugg si donc am naa yaakaar ni su ko jeunes yi comme te jeunes yi bañ a taayal jóg jël seen projet dem bind dem joxe ko man de dina am loo xam ne mën naa ko si jàpp. que si cadre peut-être loo xam ne bokkul si rencontre bi ñuy waxtaan muy wàllu MJS mouvement des jeunes sénégalais am na ay projets yoo xam ne dañu koy bind gratuitement. di ko jox jeunes yi parce que xam nañ ni dañu am problème foofu dañu am blocage benn 25000 francs bu ñu yëkkati war la ko jox sax amuñu ko blocage la si ñoom mais léeg-léeg dañ ko war a dem jëli loqati ko pour ñu xam ne ñii am nañ yéene bi am nañ engagement bi donc loolu daal laa doon tëjee émission bi di rafetlu invitation bi di la si sant di la ci gërëm. man tam maa ngi lay sant di la gërëm Serigne Saliou Ndiaye mi nga xam ni yaa taxawal Mobi Sénégal Mobi compagnie ba pare nekk ci bopp bi nekk administrateur bi di gërëm Fabori Cissé mi nga xam ne moom it moo taxawal Media Pro Africa moom it nekk ca bopp bi yéen ñaan ñëpp ngeen ay ndaw yoo xam ne amoo leen fanweeri at seen i 30 ans dajul jege woo leen ko sax waaye yéen a ngi ci wàllum entrepreneuriat bi da ci def lu am solo ba noppi am ay ndaw yoo xam ne ni yéen a ngi leen yéen a ngi leen jox xëy di leen jox loo xam ne ñu ngi koy def seen poste donte bëriwul waaye ñu ngi leen di ñaanal mu gën a bëri. kan moo la bëriwul man sama côté man en tout cas on récolte que ce qu'on a semé. li nga mérité laa lay jox. bu fekkee ne tu es venu pour travailler pour moi pour une journée je te paye ta journée. xam nga boo leen tolloo tu es venu pour travailler pour moi pour un mois je te paye. xam nga boo leen tolloo ci million. wala 100000. yéen a ngi togg loo xam ne xëy na fi ak 30 ans dina yegg fi Dangote yegg yokk bi foofu lañ koy natt. di sant auditeur u rajo di leen gërëm di sant téléspectateur u ITV tamit di leen gërëm di sant Mafal Fall mi nekkoon ci caméra bi Mafal borom événement yu mag yi match Sénégal bi 4 avril yooyu yëpp Mafal la di sant tamit Augustin Mandia moom tam moo nekkoon ci caméra bi Ousseynou Ndiaye moo nekkoon ci son bi ci jàppandoolu Serigne Saliou Dem ak Birane Cissé di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje àllarba bii di ñëw ci waxtu wi ñu daje woon ci chaîne bii di ITV canal 15 TNT ak rajo bii di iRadio 90.3 fii ak fu ne jërë ngeen jëf. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.